dañu doon xoolaat liggéey bi parce que gën na ñoo génn ci wàllu politique gën na ñoo def ay sorties gën na ñoo génn suñu wax une sortie publique pour rencontrer suñu camarades yi militantes ak militantes yi moo tax ñu ne depuis 2 ans ak Covid bi fi jaar muy la crise sanitaire permettre yoon ñu génn bu ne def taxawaay bii moo tax tey ñu ne nañ yeesalaat suñu diggante ak doomu aadama yi yeesalaat suñu diggante suñu kóllëre yi seq ak suñu camarades yi ak militants yi ak militantes yi waaye nag suñu kóllëre ak Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ñoo toog tey fii. au deuxième tour en 2012 que je rejoins la grande coalition ci biir coalition boobu sax la ñu amanteeg relation bi nga xam ne moom lañ ko fi tudd léegi muy kooku ñu doon wax léegi di ko tudd léegi relation boobu foofu la jógee maanaam xamante bi ci ka la jógee mais daf maa fekk Benno Bokk Yaakaar fekk ma jàppale monsieur le président de la République dañoo pare pour jouer pleinement notre responsabilité à ces élections liñ ci bëgg a jouer sur responsabilité nag damaa bëgg a leeral ni lii toog suma ginnaaw nekk ay responsables politiques nous sommes dans une dynamique dans cette coalition. Mamadou Ndiaye Rahma dañoo bëgg a accompagner dans une dynamique pour une grande coalition une force de changement pour Kaolack force de changement yooyu lañ koy na jël responsabilité jiite ko président dañoo bëggoon nga jël sa responsabilité jiite cette coalition cette force du changement pour que ñu mën a indi Kaolack bu bees mën a indi Kaolack bu am yërmande mën a indi Kaolack boo xam ne mën naa dimbali nag. Vous êtes un homme capable de coacher une équipe municipale et de forcer de faire des changements dans cette ville. Je vous investis à partir d'aujourd'hui comme notre candidat à l'élection présidentielle, à l'élection locale de 2022. Parti bu nekk ci Benno Bokk Yaakaar na dëgëral taxawaayam loolu rek moo ñu yóbbu fa ñu jëm parce que fi ñu jëm du fii rek de local yi buñ ko gagné dinañ gagné législative yi ca kanam itam lépp luñ fa dëgg ma rek dinañ ko gagné kon nañ leen góorgóorlu ba taxawaay bu dëgër ak doole yi nga xam ne ku mel ni Modou Ndiaye Rahma mu ngi koy def dama koy wax sax di ko tooñ ñaan ko boo yëkkatee sa loxo dama koy tooñ ñaan ko foo yëkkatee sa loxo rek ñëpp dinañ ko wàccee kenn du yëkkati ndax wax dëgg yàlla social mu ngi koy def mu ngi jàppale doomi aadama yi mu ngi jàppale Macky Sall mu ngi jàppale dëkk bi kon nag ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm jërëjëf. yaakaar naa ne toute la crème d'hommes et de femmes politiques yi nekk Kaolack ñu ngi nii ànd ak Mouhamed Ndiaye Rahma parti yi nga xam ne ñoo nekk fii biir Kaolack yëpp di composer Benno Bokk Yaakaar di composer la grande majorité présidentielle ñoom ñëpp ñu ngi nii toog ci présidium bi ànd ak son excellence Mouhamed Ndiaye Rahma di leen wax ne inscription sur les listes électorales dinañu ko ubbi du 15 juin au 15 juillet 1 mois ñi nga xam ne dañoo amoon carte d'identité amuñu carte électeur nañu fexe rapproché wu ci commission yi dem bindu ji pour am carte électeur ñi nga xam ne dañoo bëgg a changer seen lieu de vote nañu rapproché wu ci commission yi dem changer ji seen lieu de vote. c'est vrai ku nekk war ngaa mën a am ambition waaye président de la république la mu wax Kaffrine dafa leer nañ dafa wax ne déglu leen ma te yaakaar naa ne Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne président de la république da ko tegoon depuis 2012 ñu toog léegi mu yaakaar ko def ko grande majorité présidentielle ñëpp toog di ñu xaar naan dina tas suba dina tas ëllëg élection locale yi warul tax ñu tas Benno boobu warul tax ñu tas la grande majorité présidentielle kon président loolu ñu mun wax xel mën na ko dégg waaye nag dafa am lu ñu ko bëgg a yóbbante ñun Kaolack li ñu koy yóbbante ñun Kaolack mooy ku fiy tànn na doon ku nekk ku social na nekk ku accessible na nekk koo xam ne dafa boot ñëpp koo xam ne xajjiwul kenn bottiwul kenn koo xam ne ñëpp a topp ci ginnaawam koo xam ne c'est un homme consensuel jënd nag ban jar na woon xel foofu laa yem jërëjëf. local yi di ñëw nii dañ koy sàppaliwaat incha allah ndaxte jigéenu Touba Kaolack ñëpp xam nañu Moussa Fall mi ngi woon ci terrain bi di ci góorgóorlu te nag ñu ngi wax naa kër ne ko yaa ngi doon def choix bi baax bunt bi baax pour dugg APR bunt bi baax pour bokk ci Benno Bokk Yaakaar Modou Ndiaye Rahma la kon maa ngi leen soññaat yéen ñëpp di waxaat ne dégg Modou Ndiaye gën a dugal sa loxo ci Touba Kaolack gën a la jàppale Moussa Fall gën a la jàppale Matar Diagne man aw ma dara lu muy prouvé aw ma dara lu muy xëccoo ak Moussa Fall aw ma dara lu muy xëccoo ak Matar Diagne aw ma dara lu muy xëccoo benn jigéen bu nekk ci Benno Bokk Yaakaar fii da nga ci quartier bi
mënu ma fay nekk Serigne Touba di xëccoo waat ci leneen kon da nga jàppaleen ñooñu dooleel leen lu la nëcc dana leen jàppale waat ñoom incha allah indiwaat ko ci seen biir ñun ñëpp ñu àndandoo bennoo bokk liggéey. tey dafa nekk rek dañu ñëw nag soog a nuyu ki nga xam ne nag moo waral mbir mi ak coow li muy président Moussa Fall. président Moussa Fall maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm waaye sant gi ak gërëm gi dama koy def rek en tant que nit ak nit waaye tool bii ñu nekk di ci bay ñoo ci yem képp ma ak yow mooy keppaaru président Macky Sall nga xam ne wax nga ko léegi depuis 9 ans yaa ngi liggéey ci biir coalition bi musuloo tay musuloo am guddi ak bëccëg benn taxawaay rek nga mës a am mooy ànd ak président Macky Sall ak képp ku koy liggéeyal rek nga ànd ak moom loolu musul changé ci loolu rek nga mus a nekk di wax rek ne mboolem ñi fi jël kàddu ci mboolem parti yi muy AFP di PS di RP di ñoom ñëpp ak ñi waxul sax li nga xam ne moom lañ gëm mooy liggéey ci loxo ak loxo tànk ak tànk mbagg ak mbagg loolu mooy tax liñ bëgg a defal président Macky Sall ñu defal ko ko wax nga dëgg Mbodj wax na léegi ne président Macky Sall dafa gëm ne am réew ay xel ñoo koy doxal am réew ay loxo yu bari ñooy dajee takk ko ñu def dara loolu moom lañ gëm di ko doxal fii ci nos département bu Kaolack parce que fii ñu nekk ku nekk am nga say boo xam ne yaa ngi ko téye di ko bay loolu moo tax duñ mës a jaawale benn yoon liñ moomal suñ bopp ak li nga xam ne coalition bi moo ko moom. Moussa maa ngi lay encouragé di la wax na la lépp loo nekk dinañ ci ànd ak yow ndax xam nañ bu baax ne amoo benn bëccëg booy dox pour sa bopp looy dox rek pour coalition bi ak président Macky Sall am nga mérite bu wér ci biir coalition bi am nga mérite fii ci biir Kaolack ndax loo yor rek bala ngaa aw jàmm da nga dugg ci biir terrain bi maa ngi lay sant bu baax di gërëm di wax ne mbooleem responsable yi li ñu wax dégg ngeen ko mooy ñi ngi dox jëm ci ay local soreetul kon nag lépp li nga xam ne élection daf koo laaj war nañ cee nekk guddeeg bëccëg ba dara du bett suñu coalition ca responsable yu mag yi nekk fii moom wér na wóor na ñun incha allah dara du ñu bett lépp loo xam ne taxawaay la bu ñu war a def rek ñoom ñi ngi ci ak ñun guddi ak bëccëg loolu dañ koy continuer incha allah ba keroog ñu jox président Macky Sall li soxla fii ci biir Kaolack